bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fe nangu bu mu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu bu mu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu bu mu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu Président Ousmane ñoo ngi lay dalal ci suñu émission Grand Entretien. ñu ngi fay. am na lu fi xew ci réew mi ñu gis ne depuis février mars am na lu xewoon ci réew mi ay événements yoo xamante ne daanaka complot la boo xamante ne liquidation politique lañ ko jëmale woon ci sa kaw tey jii nii bi lépp niroole dal na te am distance avec fait yi ban lecture nga ciy def. waa di leen gërëm di nuyu Sénégalais yëpp ñu ne fii ak ñu ne bitim réew di nuyu suñu mbokk africain yi di nuyu waa àdduna yëpp képp koo xam ne yaa ngi déglu waxtaan bi di leen gërëm it ci invitation bi ak dalal bi li nga laaj dafa di lu am solo ci xew-xew bu amoon ci fan yi ci réew mi waaye di xew-xew boo xam ne defe naa weesu na réew mi ndax dafa mujjoon doon xew-xewu àdduna ndax ci jamono jooju même ci télévision internationale yi foo taal rek defe naa moom lañ doon ubbee yàlla def nag xew-xew bu concerné ñu man ci sama jëmmu bopp waaye concerné it li ñu bokk ci kuréel muy parti bi di Pastef concerné it mboolem seen ñuy yëngatu ci wàllu kujje gi waaye dépassé na loolu ndax boo xoolee ni mu demee dafa mel ni dafa di xew-xew boo xam ne sénégalais yëpp ku bokk ci politique ku bokkul ci politique ku ne ci mouvement citoyen wala société civile la ku ci bokkul ñëpp la mbir mi mujjoon a concerné muy mbir mu ñuy naqarlu trop parce que bëggoon nañ ñu ñaanoon nañu yàlla bu ñu demee ba Sénégal war a fës ci àdduna mu doon ci yeneen anam yoo xam ne lu ñuy nawee la ci par exemple suñuy liggéey ci wàllu koom-koom performance économique wala lu ñu def ci wàllu démocratie ñu yàgguñ cee ràññee wala loo xam ne sax ci lu ñuy daje ci ak waa àdduna bi yëpp la def ci am ci raaya am ci ndam muy ci wàllu sport wala ci wàllu culture waaye ñaanu ñoon yàlla àdduna bi yëpp di xool Sénégal ci mbir moo xam ne ay pexe politique moo ko lal muy ñi yor nguur gi tële jaaxle tiit gisit force politique boo xam ne mi ngi yéeg di dugg ci xolu Sénégalais yi di am doole ñu ne tey lii il faut ñu faagagal ko ba tax ñu def ay pexe ci ndëgg sërëxal ba loolu mën a jur lu mel ni ci Sénégal mooy yàqute gi bëri na ci wàllu koom ay bakkan rot na ci ay nit gaañu nañ ci ay nit dem nañ ci kaso loolu lu ñuy ñaawlu la di ñaan yàlla musal ñu ci seytaane ki pexem ñaan yàlla musal ñu ci nit boo xam ne nguur jaral na ko lu ne loolu musiba gënu ko rëy di ci am jàngat yu bari nag muy sa laaj bi bu ci njëkk mooy dellu sant yàlla bu baax a baax a baax parce que nit bu la yàlla nattoo dara nga dugg ci yaa gis ni yàlla won na la ci boppam bu baax a baax a baax ndax lu munti am rek ñun yéeg nañu loxo yàlla ci mbir mi donc di ci sant yàlla bu baax a baax a baax gannaaw gi di ci gërëm askanu Sénégal ndax naam xamoon nañ ni am na fu ñu toll ci askan wi waaye nattuñu woon ko ni yegg na fii li ñu gis defe naa lu yéeme la ñëpp dëppoon nañ ni kenn mësu koo gis ci Sénégal ci askan wi yëpp jóg bokk jàppale benn doomu askan wi rawatina mu doon leader politique loolu guléet mu egg ci fii Ndar donc muy loo xam ne lu ñu bett la ci benn fànn wi jàppoon nañ ni am na lu ñu jot a def suñu digganteeg askan wi waaye xalaatuñoon ni askan wi mën nañu ko fayee lu toll fii te damay faral di wax ni askanu Sénégal deseetul ñu dara
fi mu ne nii bu dee gor lañu lañu dese ci dund donte sax loolu musa doon suñu dogu loolu ñu dugal ci politique dugguñu politique ngir alal gu ñuy ut wala tur gu ñuy ut yàlla nañ ci yàlla musal waaye dañoo dugg ci politique gannaaw bu ñu càmbaree mbir yi xool ko xoolaat ko ci biir ak ci biti gis ni nañu yore réew mi bon na ba fu bon yem te ñi ngi jaay réew mi ñi ngi lottal sénégalais yi ñi ngi jalgati lépp loo xam ne mooy lu war a defar réew ci koom ci démocratie ci jikko ci leneen ak leneen loolu ñu dugal ci politique ñun ñu saxal loolu suñu diggante ak askan wi li ci xeex depuis defe naa léegi juróom benni at ak lu tegal tuuti bariwul gëmoon nañ ni am na lu bari ci askan wi ñoo xam ne xam nañ li ñuy wax ñun mooy lan te seen yaakaar it ñu ngi koy wéer ci ñun ci lu war a soppi réew mi ci coppi ci dox te damay faral di wax ni askanu Sénégal deseetul ñu dara fi mu ne nii bu dee gor lañu lañu dese ci dund donte sax loolu musa doon suñu dogu loolu ñu dugal ci politique dugguñu politique ngir alal gu ñuy ut wala tur gu ñuy ut yàlla nañ ci yàlla musal waaye dañoo dugg ci politique gannaaw bu ñu càmbaree mbir yi xool ko xoolaat ko ci biir ak ci biti gis ni nañu yore réew mi bon na ba fu bon yem te ñi ngi jaay réew mi ñi ngi lottal sénégalais yi ñi ngi jalgati lépp loo xam ne mooy lu war a defar réew ci koom ci démocratie ci jikko ci leneen ak leneen loolu ñu dugal ci politique ñun ñu saxal loolu suñu diggante ak askan wi li ci xeex depuis defe naa léegi juróom benni at ak lu tegal tuuti bariwul gëmoon nañ ni am na lu bari ci askan wi ñoo xam ne xam nañ li ñuy wax ñun mooy lan te seen yaakaar it ñu ngi koy wéer ci ñun ci lu war a soppi réew mi ci coppi ci doxalin gu rafet waaye suñu xel mënuñu woon may ni egsi na fii kon ñuy sant yàlla di gërëm askan wi mu it benn jàngat bu rëy buñ ci war a am classe politique bi yëpp mooy Sénégal kenn nelawatul ndax ñun joxuñu askan wi ay millions amuñu ko musuñu dem fenn ba séddale fa xaalis saxaluñu kenn lem jëluñu fetal teg ci bopp nit ñi suñu kàddu lañu yor jàkkaarloog askan wi wax ak ñoom wax boo xam ne lu ñuy jëlee suñu dënn la lu ñuy jëlee suñu xol la loo xam ne buñ koy wax dañoo gëm ni lii mooy dëgg ñun mosuñoo jàkkaarloog askan wi di def li tubaab di wax démagogie mooy di wax loo xam ne gëmoo ko pour nërmal xel yi pour rek am voix loolu moo jur lii kon lan lañ ci war a jàngat mooy képp kuy homme politique na nga xam ne askan wi nelawatul boo foogee ni jël milliardu réew mi dem feesal say kaar jox nit ñi xaalis dajal leen ci ay mbooloo moo tax nga nekk ci xolu nit ñi ndax nga sa bopp Sénégalais léegi dañoo bëgg leader politique boo xam ne dañuy dëggu di wax ak ñoom dëgg leen wax luy jëriñ ci réew mi wax leen luy yàq réew mi ba pare won leen ni ñoom ñu jub lañu ñu bëgg réew mi lañu loolu rek la Sénégalais yi soxla donc loolu di benn jàngatit bu am solo ñuy gërëm askanu Sénégal bu baax a baax a baax geneen jàngat gi mooy nit Sénégalais yi dafa am ay bataaxal yu am doole yoo xam ne yónnee nañ ñu ko ñun ni ñu nekk ci géopolitique bi mooy Sénégalais yi dañoo bëgg coppite te bii pas bëgguñu alternance parce que am nañu ñaari alternance mooy changer ki fi nekkoon moo tax ñu bëri dañ naan Sénégalais yi du ñu fal dañuy folli Sénégalais yi léegi dañoo bëgg fal dañoo bëgg la ñuy soppi du doon rek nit bi jiite waaye doxalin bi li ñuy wax ñun système ba léegi xale yu ndaw yi sax ma rob ñu ne ma Sonko système ni ñuy doxalee la Sénégalais ne d'accord ñu si dañoo bëgg loolu soppi ko Sénégalais yi bëggatuñu njiitu réew goo xam ne gannaaw bu ñu la jiitalee jël jumtukaayu réew mi yëpp teg sa loxo muy administration muy budget bi xaalis kopparu réew mi muy administration bi muy diplomatie bi ba ci sax mun nañu wax ci benn fànn justice ak ñoom seen nga jël yooyu yëpp nag di ko wëlbati di ko utiliser jëriñoo ko pour lu war a mun a soppi nekkinu Sénégalais yi ba ndaw ñi am liggéey ba ndóol mi wàññeeku ci réew mi wala mu jóge fi ba njàng mi baax ba nit ñi di daw ci tali yu baax ba nit ñi faju suñu feebaree ak yeneen mbay mi dox càmm gi dox yeneen ak yeneen
transport public bi yëpp waaye moyens yooyu ñu la jox nga jël ko bàyyi loolu yëpp ndax Sénégal ñëpp xam nañu loolu yëpp dara doxu ci nga jël moyens yooyu di ko utiliser naan bëgguma am adversaire loolu Sénégal yi nee nañ bëggatuñu loolu ndax Sénégal réew mu mag la démocratie bu mag la ba ñuy door di wote ba ñuy door di am compétition électorale boobu amaguñu indépendance ndax jamono ñoom ngalandoog ñoom seen amaguñu woon indépendance kon du ñu toog tey ba 21e siècle benn nit ñëw taxaw ne dootuma am opposition je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mooy damay faagagal opposition loolu Sénégalais yi nanguwuñu ko parce que réew mu dox ba amatul opposition rek mooy réew moomu ci guute lay dëkk mooy kenn fii buur mooy bumi te lu mu def ñëpp ne gongo parce que ku ne déedéet mu duma la Sénégalais yi nee nañu bëggatuñu loolu kuñ fi mu mun a falati nag da nga xam ne Sénégal li ñuy xaar ci yow mooy nga liggéey jël sa àdduna yëpp def ko liggéey bàyyi politique bi bañ a sax nekk chef de parti bañ a xalaat ay deuxième mandat yu demee noonu déedéet parce que ku ñu fal nga nekk nga toog salaamaaleykum rek sa xel yëpp a ngi ci deuxième mandat ñëw mbuxum élection yi bañ jox la deuxième mandat sa xel yëpp nekk ci troisième mandat kooku doo liggéey yaa ngi jël sa temps yëpp teg ko ci xeex nooy xeex ak adversaire yi c'est des Sénégalais li ñu bëgg mooy ku ñu fal nga nekk au-dessus de la mêlée mooy nga da ngay nekk ndey ji cheikh nekk ci kaw nga xam ne lii ñu la dénkuñu la ko pour mu féete ci Massamba wala mu nekk contre Mademba waaye dañ la ko Sénégal yëpp a ko bokk 16 millions de Sénégalais yi liggéey la ñu xaar ci yow loolu it di bataaxal bu am solo boo xam ne Sénégalais yi yónnee nañ ñu ko ñun nag ñu jàpp ni ci biir bataaxal yooyu nga xam ne ay misaal la ci Sénégal ci politiciens yëpp ñun dañ ci am loo xam ne ñun la mooy comme ñun ñooy ndeyu mbill gi Sénégalais dañu ne am nañu yaakaar ci yéen bëgg nañ leen ngir seen discours ak seen comportement du jëmm Ousmane Sonko mu am solo jëmm Ousmane Sonko amul benn solo benn nit la rek comme yeneen nit yi gënuloo leen jàng ëpploo leen xam-xam gënuloo leen judd du bet lenn ci loolu waaye li ñu yaakaar ci ñun ci taxawaay ak ci gis-gis ak ci discours moo tax ñu am yaakaar googu ci ñun ñu leen di tontu ni bu soobee yàlla yaakaar googu du mu sa tas bu soobee yàlla soppite gi ñu bëgg ci Sénégal pour suñuy doom ak suñuy sët suñu bakkan gii lañ ci teg ndax sénégalais du ñu gën a gore donc loolu di ay jàngat yu bari yoo xam ne jàngat nga ci mbir mi. mu am loo xamante ne am na fi yaa ngi wax ne di ngeen ci teg seen bakkan ngir Sénégal mën a soppeeku waaye mu am ñoo xamante ne ci coow li dañ ci ñàkk seen bakkan amaana am na loolu lu ma def ci yow ban jàngat nga ci am. di leen jaale d'abord seeni mbokk di leen di ko jaale suñu bopp it ndax ñi ñàkk seen bakkan li ci ëpp bokk defe naa ci suñu njaboot la ñu bokk bokk ci suñu njaboot ci politique xamoon ni la ñu bëgg a faagaagal du Ousmane Sonko waaye projet bi ñu gëm ñoom ni lii mooy soppi réew mi la ñu bëgg a faagaagal moo tax ñu génn kon ñu ngi koy jaale seeni mbokk nañ ko def déjà fépp dem nañ fa def naa li ñu desee war nañ ko mottali ci fan yu néew Bignona ak Diaobé waaye feneen fépp dem nañ fa jaale ji te noonu lañ koy defee fa ca des yépp dem jaale ji seeni mbokk ci lépp lu jaale laaj ñu bokk ko def ko di leen wax ni ñoo ngi leen di masaw ñoo ngi bokk ak ñoom naqar gi bu dee ñoom am nañu naqaru xol ñu dañoo boole naqaru xol ak naqaru xel ndax amul kenn koo xam ne ci àdduna ñaan nga yàlla lii andi fitna ba nit di ci gaañu waxuma laa nit di ci faatu sax sa tudd nañ ko ci tudd kon dinañ toog di ci xalaat tout le temps bëccëg a guddi donte sookewuñ ko donte du suñu coobare donte du ñun ñoo taal du donte ñun ñoo boom waaye teewul ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax di leen wax it ni kóllëre googu doxoon suñu digganteeg seeni njaboot bu soobee yàlla dinañ ko continuer wéyal ndax ñun dañoo judd ci métit màgg ci métit def naa bi ñu dooree politique ak léegi bëriwul waaye suñ doon natt lañ fi am ci ay bakkan yu rot Mariama Sagna boom nañ ko faat nañ ko gannaaw bu ñu paree suñu meeting Kër Massar 3 at ci gannaaw ba léegi justice defagul liggéey ba ñu mën a xam nu mu demee ak kan moo ko boom su ngeen seetloo ci suñu campagne électorale bi am na ñu defoon accident fële ca Bignona ba ay bakkan rot ci lii ñëwaat am ay bakkan rot ci ñu ñaan yàlla mu yem fii waaye di wax ni li musa am yépp nag muy ku bakkanam rot muy ku ci gaañu ba ñàkk ci ab cër
suñu doole bëriwul waaye li ñu war a taxaw suñu digganteeg seeni mbokk ci kóllëre ak ci doxal diggante wéyal ko ñu ngi koy dox ba léegi di wax it ni benn njukkal rek la ñu mën a delloo njukkal ñooñu mooy li ñu gëmoon ñoom ba tax ñu génn di xeex fa ñu tëdd te ñun ñu am yaakaar ni foofu leen gënal fii ñu jóge ndax dañ ñoo jàngal ci diine ni ki nga xam ne bakkanam rot na ci bi muy défendre boppam bi muy défendre honneur bi muy défendre Allah bi muy défendre réewam kooku ci shahid yi la bokk mooy martyr la kon ñu jàpp ni ku génn àdduna ci anam googu ñun ñooy toog di ko naqar waaye tey ko bëggoon jëli fi mu ne delloo si ko mu ne doy na waaye njukkal gi ñu leen mën a delloo mooy fa ñu tëdd ñoom ñu gis ci lu néew nag lañu ñaan yàlla ni li taxoon ñuy xeex loolu mujj naa sotti Sénégal ba mu law ci Sénégal sénégalais yi gisaat seen bopp jëlaat seen dignité ak seen fierté mooy projet politique bi nga xam ne ñun présenté nañ ko sénégalais yi muy projet patriotique mooy delloo Sénégal ci loxo sénégalais yi muy ci wàllu koom-koom muy ci wàllu culture ci wàllu identité ci wàllu nekkin weesuwul loolu jëlee fi lépp loo xam ne mooy gàllankoor doxalin réew mi bokk na ci jël lépp lu Sénégal moom ci alal gën cee faratal waa bitim réew ko waa Sénégal loolu dakk fi ñaareel bi mooy gerbeeg randal alalu réew mi nga xam ne benn minorité bu ndaw a ndaw a ndaw ñooy jël ku nekk tey milliardaire la di tabax ay immeuble di nekk entre deux avions say doom di gundaandaat et cetera ci jamono boobu doomu néew di doole yi ñu ngi continuer di sonn gis nga li xew barki démb université te dara waralu ko lu dul comportement yu mel noonu ak yeneen yoo xam ne mooy suñuy xeex ñu fexe ba loolu ñu appliquer ko Sénégal defe naa loolu mooy njukkal bi ñu leen mën a rendre te pour appliquer ko il faut ñu réussir combat bi ci ni mu gën a gaawee donc di ko wax également seen waajur di leen jaale waaye nag yemul foofu parce que ñun ñëpp ay jullit lañu léeg-léeg su dara amee dañ naan mbirum yàlla la nattu yàlla dañ ko delloo yàlla gëm nañ ni nattu yàlla la ndax yàlla bind bakkan bu mu bind da koo jox àpp bu àpp boobu jeexee kenn mënul tee bakkan boobu wuy ji boromam kon ñu jàpp ni lii ci loolu la bokkoon waaye noonu mu ko defee it noonu la yàlla suñu borom ne ki nga xam ne def na ñaawteef jóg boom doomu jàmbur kooku dafa am lu ko luñ ko war a teg ci ay daan bu dee teyu ko sax am na lu ñu ko war a teg ci ay daan mooy war na joxe ndàmpaay gannaaw bu mu waxtaanee waa këram bu dee nag moo ko tey xam nga li ci diine wax waaye xam nga li ci suñu luwaay yi wax tamit ba tax comme dañoo nekk dëkk boo xam ne nag dañu am ay loi moo tax ñu ne duñ ko bàyyi noonu parce que ñi def lii ñaawteef bi dañ koo yàgg def ñaata nit lañ fi boom muy fii ci biir université yi muy ci manifestation yi doon am 2011 wala yeneen ak yeneen waaye li tax loolu mën a amaat di amaat mooy lañ ca war a def moom mii tey jiite réew mi bi mbir mi amee 2011 dafa ne woon bis bu faloo dinañu leeral mbir mi yépp waaye bi mu faloo la ko fàtte kon tant que ay nit a ngi sañ def te yoon du dal seen kaw dinañu defaat moo tax ñu ne lañ ci war a def nañ ko def bokk ko nag ak waa M2D mooy dinañu déposer ay plainte dinañu saisir justice Sénégal parce que lii suñu yéene mooy yóbbu ko sax justice internationale mais xam nga balaa ngay dem justice internationale il faut nga njëkk a def li nga war a def ci biir réew mi ba pare foofu comme nag gis nañ ni dossier bu politique boo xam ne dafa concerner nguur rek suñu justice bii nañ koy traité du baax ñun ñëpp gis nañ ko mosoo gis suñu justice bi dossier boo xam dafa concerner état wala mu concerner un opposant ñu doxal ko niñ ko war a doxalee moo tax ñu ne nag dinañ ci war su àq déposé bu dee def nañ ci lañ ci war a def surprise day doon ci ñun waaye gëm nañu duñ ko def xam nga ndax lan ndax nguur gi barki démb dafa génne lu ñuy tuddee mémorandum génne benn kayit boo xam ne nee na dafa wax moom lan mooy layam ci li xew bi mu ko layee ba pare dafa ne ñi dee ñëpp Ousmane Sonko leen rey loolu Sénégal yëpp dégg ko. pare na day def commission. waaw bu doon nag dëgg nguur gi li muy wax gëm na ko c'est-à-dire man su ma ñëwee jiiñ c'est-à-dire ne c'est-à-dire moo rey damay dem déposer plainte tout de suite waxuma laa nag nguur bu demee ba ne c'est-à-dire moo rey procureur dafa waroon ci saa si ubbi dossier ñu jàpp kooku waaye gëmuñu ko bu ñu paree loolu waxuñu procureur dañuy teg commission xam nga commission boo buggee suul ab problème da ngay créer commission
waaye ñu wax sénégalais ni nguur gi du ñun lañ doon waxal Sénégal waa bitim réew lañ doon waxal parce que bi mbir mi amee léegi dañoo am pression yu bëri yu tegu seen kaw Nations Unies organisation de défense des droits de l'homme muy Amnesty muy RADDHO muy keneen ak keneen Union africaine CEDEAO ñëpp dañoo wax ak ñoom pression boobu nag ñuy subir parce que ñëpp xam nañ ni ñoom bët bi leen di waa bitim réew di xoole moo leen ëppal solo foofu bët bi leen waa biir réew mi di xoole ñoom président bitim réew lañu moo tax ñu gaawantu génne seen mémorandum boo seetee bi ñu koy présenté faram-fàcce wuñ ko ci wolof de dañ ko wax ci français rek dem seen yoon bu ñu paree yónnee ko ci ambassade yi yónnee ko donc ñoom waxuñoo ak sénégalais yi loolu bitim réew la ñuy waxal ñun nag ñu ne leen bu soobee yàlla ci fan yi di ñëw M2D dinañu présenter sénégalais suñu mémorandum ndax ñoom dañoo mel ni sénégalais yi fekkewuñu mbir mi fii li ñuy wax dafa mel ni Gambie la amee wala Ghana wala feneen ñoom ñu ñëw di ñu ko nettali ñu leen nag dañu andi suñu mémorandum am na équipe bu koy bind fi mu toll ni ci waa M2D buñ ko paree dañ ko présenter sénégalais yi envoyé ko ci àdduna bi yépp waaye duñu yem ci loolu M2D dina déposer plainte am parce que ñun on est conséquent bu ñu nee nguur gi mooy responsable ak ay samba booyam ay milisam dañuy déposer plainte ci tribunal daal di continuer suivre affaire bi loolu lu ñu war la tam suñ digganteeg ñi fi jóge waaye lu ñu war la it suñ pour ëllëg ba kuy defati balaa ngay jël gànnaay di tiire ci nit boo xam ne dafa manifester kese te yorul gànnaay yorul dara su bëree ba bëri ab xeer la yor di nga xoolaat bu baax kon lu métti la ñu ngi koy méttitlu di ko massawu Sénégal yépp di ko massawu seeni mbokk waaye di wax ni xeex bi it yemul foofu bu soobee yàlla day yàgg rek tey lay doon wala ëllëg waaye day yàgg rek waaye mbir mi dinañ ko leeral ba mu leer nañ te ñi seen loxo taq yépp dinañu layoo ak yoon bu soobee yàlla. ñu gis ab kuréel judd ci muy M2D am nu mu taxawee kuréel boobu est-ce que mën nga ci ñëwaat. waaw M2D dafa di kuréel gu am solo parce que M2D mouvement pour la défense de la démocratie la mooy kuréel goo xam ne saytu suñu démocratie rawatina nag lii jëm ci àq ak yelleef moo ko tax a jóg. dama wax léegi ni Sénégal dañoo am aada gu yàgg cosaan gu yàgg ci wàllu àq ak yelleef suñ toogee ba 21e siècle ñu am li yées ci li ñu mus a am ci président fépp foo laal lajj na fa waaye su bàyyi woon sax nit ñi ak seen àq ak seen yelleef tële na ci wàllu koom-koom tële na ci wàllu diplomatie tële na ci wàllu utal nit ñi xëy tële na ci paj mi tële na fépp Sénégal yi di ko muñ waaye bu yemoon ci loolu ba léegi ñu ne nañ ko muñ rek ba mu jeex ñu jëlee ko fi waaye tey mu weesu loolu nag ne léegi comme tële naa fu ne te yaakaaratuma ci sama bilan sama mën-mën ak sama jëfin pour mun a toog fii waaye il faut ma terroriser ñëpp il faut ma xëbal ñëpp xoqatal ñëpp ba kenn dootul sañ a wax nanguwuma xam nga li xew barki démb ci jàmbaar jooju jigéen jooju bokk ci Fatou Ndiaye la tudd bokk ci Fouta Tampi nga xam ne ñu ngi koy xoqatal parce que nee na d'accorduma te ñoom nag li gën a neex mooy léegi ku ci sa koor métti sax di nga ne Sonko tax koor gi métti ci man ndax nee nañu man ndaw soosu mosuma koo gis su ma ko mënoon gis ko ndax jàmbaar la te ñoo bokk xeex bi waaye gis nga taxaw na ne d'accorduma rek ñu koy yónnee ay message di ko menacer naan ko dinañ la rey dinañ la duma loolu mooy woon projet Macky Sall mooy gannaaw fexe ba du am opposant te loolu mënul nekk day nax boppam waaye beneen projet bi mooy fexe ba xoqatal sénégalais yi gis nga c'est-à-dire sénégalais yi ci juróom-ñetti at yi ñu weesu sénégalais yi koo ci gis dafa ragal dafa tiit koo ci dajal commencé waa ji dafa soxor waa ji day dóore waa ji dafay tëjaate waa ji koo fi woo téléphone mu ne la raccrocher dañuy déglu téléphone yi loolu ba kañ Sénégal ak fi ñu jaaree ba egsi fii benn waaye ñëw toog rek ne tey ma def fi terreur boo xam ne kenn dootul nooyi foofu la naxee boppam nag ndax su xamoon sénégalais mooy kan sénégalais kenn mënu koo tënk c'est un peuple fier et c'est un peuple digne mën nañu muñ trop nag moo tax ñu am stabilité bi ñu am mais am na fooy egg ligne rouge boo xam boo fa eggee di nga gis jikko sénégalais kon loolu moo tax M2D jóg
ne nag mbir maa ngi bëgg a ëpp te lii doole M2D mooy acteur politique a ngi ci mouvement citoyen ngi ci personnalité indépendante a ngi ci keneen ak keneen ma leen ñi jaajëfal bu baax parce que man dama leen amal ngërëm donte du man maa tax M2D taxaw M2D tey lépp luy concerner la démocratie fii ak yàlla xam kañ da ciy taxaw mais li contexte bi tax mu jóg contexte bi bu mu sosoo sama jëmm ji da cee am place bu am solo moo tax ñoom ñëpp nag mënuma leen lim organisation yu bari la ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax nag ni xeex bi tey lay door ndax Sénégal gi suñu Sénégal la ñun dañu war a fexe ba nuñ koy tegee suñuy loxo doom mu doon Sénégal gu gën fuuf gii ñu dund ñun ci jafe-jafe ci complication te dara waralu ko lu dul njiit ju bon kon di féliciter bu baax M2D di ci invité Sénégalais yëpp nag ñëpp am nañ ci seen place ndax du kuréel goo xam ne politique moo ko tax toog say suñu demoon ba élection di jot M2D du nekkul candidat nekkul coalition du politique mouvement citoyen yi ñoo ci ëpp fuuf te kenn ci ñoom demul élection donc suñ ci dajee dañuy xool lii jaadu ci réew mi ci wàllu démocratie ñu wax ci lool boo xoolee fukki poñ yi ñu defar ne lii mooy lii priorité te teg ko ci loxo kilifa diine yi boo seetee poñ yooyu lépp dafa jël dellu ci démocratie ak lépp dafa dellu ci nekkinu askan wi. ñu gis am na ay discours yoo xamante ni nañ ko fi dégg yoo xamante ne tegul ci dëgg ay promesses yu ñu fi defoon yoo xam ne mujj la am waaye li gën a yéeme mooy dañuy gis ci wàllu discours yooyu yoo xamante ne dafay leen ak mbañeel koo xamante ne dañ koy jël di ko teg ci sa der beneen bi mooy loo xamante ne genre comme si dañ lay agressé jour et nuit chaque fois ci seen discours dañ koy dégg te ay kilifa ñoo koy def loolu tey yow boo jëlaatee distance également ak fee ban analyse la ci def. waaw d'abord ci promesse yi defe naa Sénégalais yi la ma wax léegi ni kenn nelawatul nguur gi bu taxawee ñu jox ko réew juróom-ñetti at mu defoo fi dara lu tax ñu wax lu dul tëj ay nit song ay nit dóor ay nit ca jamono joo xam ne say nit a ngi def ay njombe yu jeex ay rapport Cour des comptes wala inspection générale d'État wala OFNAC teg wane ni ñii def nañ lu defuut nga làq leen sa gannaaw ne kenn du leen laal parce que sa njaboot lañu ba pare bëgg a toog songu ñi ci des loolu la ñuy wax injustice ci tubaab loolu nag lu ne mun na ko jur parce que man damay wax ni man mun naa nangu lépp ci àdduna bu mu des injustice boo ma ko defee boo tolloon ni Yaxya Jóob Yékini sama xarit di nga ma rey rek waaye dinaa xeex parce que dafa amul lu ko mën a justifier kon nguur ku ñu jox nguur ci diir gu gudd googu defoo fi tus gis nga mandat juróom-ñetti at dafa bëri président américain mandat ñeenti at la am ñeent te mënul weesu ñaar donc amul benn président américain boo xam ne sauf ñi nga xam ne temps wu guerre yi am na ñu joxoon ñetti mandat waaye amul benn président américain boo xam ne mun nga def lu ëpp juróom-ñetti at te seen juróom-ñetti at yooyu dañ ciy def bilan même Donald Trump mi ngi jóge ci présidence ñëpp d'accord nit ñi bilan économique am na ko peut-être feneen la lajj mais bilan économique bu baax la amoon su dul woon Covid bi ak yenn incident yu amoon ci wàllu raas ak yu demee noonu peut-être que dina doon jàllaat ci ñeenti at la liggéey bilan économique yow ñu jox la juróom-ñeenti at amoo bilan nga ñëw taxaw ba ñu gësëm la ba nga jaxasoo ndax it bu ñu amuloon benn taxawaay bi tey jii moom dootul doon président su ñu amuloon benn taxawaay bi ñaar moo mun a am soit ñett bokk soit deret gu bëri dina tuuru wala armée dina jël réew mi wala moom ñaar yooyu mu mun a am deret gu bëri dina tuuru waaye moom mu toog te boobu mooy hypothèse boo xam ne armée ak ñi gendarmerie ñëpp dañuy continuer dañ koy jàppale ak lu munti am waaye ñun armée républicaine la ñu am gendarmerie républicaine la ñu am na fu mbir di toll kenn du leen massacrer loo seen population duñ ko def ñaareel bi mooy moom mu jóge fi te jege woon nañu trop loolu buñ ci yokkoon tuuti rek mu jóge fi mun nañu nag léegi di xoggaliku di jël ay milliards naan ñi ngi def ay meeting waaye ñi ngi woon ñoom ñëpp dem suulu fi ñu suulu bi affaire bi jaxasoo kon soo toogee ba ñu gësam la ngay doog a génn jàkkaarloog Sénégalais naan leen surtout ndaw ñi 1 million 500 000 personnes 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 1 million 500 000
naan leen naa def 450 milliards rek naa leen jox ay emploi sax état du ko créer ci ay milliards loolu ñàkk gis-gis weesul loolu emploi da ngay créer les conditions économiques pour que secteur privé bi prioritairement mën a jël emploi tey la ñu commencé annoncé 3000 recrutements ci police xam naa pour comme duma gi métti woon na pour foog ni mun nañu ëllëg su askan bi jógee mën nañ leen faagaagal 3000 recrutements ci gendarmerie loolu laa ci dégg gum de ci emploi ci ay volontaire boole ci la ca des nee nañ dañuy jël ay xale ñu dem reboiser bu ñu reboiser ba pare lan la ñuy defi donc loolu naxe mbaay la ku ñu jox réew juróom-ñetti at defoo fi dara lu baax ba suñ la gësamuloon doo fi toog ne 450 milliards su desee lu dul ñetti at wala ñaari at ak genn wàll sax parce que ñëpp xam nañu at bu mujjee at préélectoral la te li may wax Sénégal yi Macky Sall mënul def résultat yàgg naa ko wax ci dellu leen ci samay vidéo depuis 2014 bi ñu génnee